mbooloo mi sëriñ bi ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ne yow directeur général Senelec mi ngi lay nuyu ak mbooleem délégation bi nga àndal bépp ne ñëw fi siyaare si sëriñ bi ne mu nekk siyaar boo xam ne bi siyaarub liggéey la ne di nuyu itam Serigne Moussa Mbacké moom Cheikh Abdoul Karam ne mii nga xam ni ne yàlla def na nga ànd ak moom ñëw tey ne Serigne Moustapha kat lim seere rek ne ñoom day xam nañ ko bu baax waaye loolu la sëñ Moussa wax ni ko ñi ko jaral jóg bëriwut ne loolu moom lu dëggu la ci moom ne ñuy sant sëñ Moussa bu baax nag moom ne digganteem ak moom dadul tey ne dafa yàgg ne fii saal bii tey fii ñu toog nii ci jamonoy Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké bi mu yëkkatee liggéeyu màggal gi teg ko ci loxoom ne fii mu toog fa la sëñ Muntaxa toog ne nun ñëpp ñu toog ci suuf sëñ Muntaxa wax yéeneem ni ndegam ndigal lii rek moo ci am solo te ki fi nekkal sëñ Tuubaa moo ko yor muy Cheikh Mamadou Lamine Bara te jox na la ko kon na ñëpp la xasaayu topp ci sa ginnaaw daal ni bu ma ko mënoon man mii kat maay topp ci sa ginnaaw maa ngi jéglu nag ci kaddu gi nee sëñ Moussa mii moo ko dogale ni ko li nga bëgg dana am fa nga bëgg Cheikh Madoul Bachir mii yegg fa dana fa yegg ndax daanu ko ànd ak moom daañu laxasaayu ne ci kanamam ne ci ginnaawam nekkub di faasam ne Cheikh Madoul Bachir ne muy séeréel ñëpp nag ni kere ba ko sëñ Moustapha waxee ba bisub tey jii ne musta gis lu ci soppiku ne yàlla rek a tax mu di ko wax du waxi rafetal du waxi ragalante ginnaaw waaye yéen ñii ni ci diggante bi xam ngeen li muy dund ci man ne bu yàggu rek la koy wax ne kër àjjuma ne diggam ak Cheikh Mountakha dafa yàgg ne Cheikh Abdoulaye Lahat moo leen boole woon sëñ Mountakha da ko naan moo waxaat na ko léegi moom ma sama bopp sama digganteeg moom ndax ki ma boole woon moom moo tax faaw ma sàmm ko nee na ko nag xam na ne day Mbàkke ñëpp nga jàpp ndax moom ñëpp la fonk waaye ba ma koy wax lii booba sëñ Mountakha nekkul xalifa général des mourides da ko daa wax ni ko ñëpp nga amal wëllëre de waaye xam naa sëñ Moustapha sëñ Mountakha ak sëñ Cheikh moom sëriñ Saliou ak moom mii kenn jiituwu la ci nun ñëpp nga jàpp nag ndax sañoo ko sax nag ndax fi nga nekkee la ak fi nga donn waaye ñu lay seere sunu cant bu baax ci biir ak ci biti ne am na ci loolu sax neexut a leeral nag ci mbooloo waaye nit ñi wéye nañ ci moom kumpa loo xam ni ne loo xam ne bëgg koo defaral moog sëñ Muntaxa tax ba yenu ci lum ci attun te ne yàlla rek la koy seedeel ne kon nag loolu ki mat a seedeel gis na ko ne ngërëmal nit ñi moom amul solo la ci sëriñ bi waxoon rek kenn mënu ko am te ko sonnoon ba am ko it du la jëriñ dara kon fexe leen ba borom bindeef yi gërëm leen ne kon ñu ngi nuyu Pape Demba bi tey di nuyu Khalifa Jami itam moom it di ko sant bu baax ndax nit ku baax la ak mbooleem ñi nga àndal ñépp ci liggéey bi di la sant ci jëf ji nga jëf ci dëkk bi ne lu kiimaane da ci am ne sëñ Moussa sax seetluwu ko bu ko fàttalee
dana ci yéemu. ndax poste bi njëkk a def ci dëkk bi. ne poste bi njëkk a def ci dëkk bi. muy bu mel nii. muy bu mel nii. président Abdoulaye Wade moo ko fi def. ne président Abdoulaye Wade moo ko fi defoon. yàlla def booba. yàlla def booba. Cheikh Mamadou Lamine Bara am yéene yi waroon caa ñëw. Cheikh Mamadou Lamine Bara am yéene yi waroon caa ñëw. gannaaw bi. mu am ngant. yebal Cheikh Mouhamadoul Mountakha. ak sëñ Sidi. mu ànd ak ñoom. booba sëñ Moussa mi. lépp ca lijjanti ba ci loxoom la jaar. booba poste la bu ñu doon inauguré. mooy bi njëkk Touba nag. nga xam lépp ci courant bi. ca la déparé woon. waaye yàlla def. moom bi mu fi ñëwee. ci yitteem. ak taxawaayam. ne sëriñ bi ne ku daal ku jëf lu baax. des koo war a seedeel ba ñëpp xam ko. ndax yitteem ci dëkk bi. ak pasteefam. ndax Pape Demba bi tey biñ ko nomee rek. ne sëñ Moussa ko njëkk a yebal ci moom. fàttiwu ko. ne waaye. booba ba nëgë ni. waxuma ñuy sàkku ci moom dara sax. waaye da koy jéem a jiitu. ne poste boobu fi président Abdoulaye Wade defoon. ci ndigalu kilifaam. président Macky Sall. dolliwaat nañ ko ba daaw la yegg. daaw jéeg. la poste ba yegg bu ñu toll lañ fa def. moom mi moo ko def. te ba mu yeggee. ne inauguré wuñ ko sax. ñu bare ngi ci dëkk bi. yëguñu ni poste boobu amoon na fi. ak poste courant yu bari yi nga fi def daaw. ba courant bi soppi courant bu baax. ne dëkk bi nag day màgg. nee na mu ko waxoon bëkk dem rek. képp ku fiy def. te xamoo dayob dëkk bi. mën ngaa yéem lu rëy. fekk lu tuuti nga def. moom nag. ne Pape Demba bi tey ku xam cëru dëkk bi la. ba ci dëkkub kilifa yi ci àll bi it. wala dëkk taalibe yi. yu ci bari. bu ko sëriñ bi waxee. wala kilifa sàkk ko. fa saasa dana ko def. te lu jafe ci ñi politique dal na ko. mooy lu mu la wax sàmm na ko. ne loolu nag bi tey am na solo. ne lii ngay bëgg a tàmbali nag. muy loo xam ne njariñal nit ñi la. ndax nit ñee koy jariñoo. ñi fi dëkk ñoo koy jariñoo. te dëkk bi nag. la Cheikh Abdoul Ahad waxoon. luñ fi def rek. Sëriñ Tuubaa lañ ko defal. ndax ñëpp dañoo gàddaay. wut si ko. kon sëriñ bi ko fi nekkal. di Cheikh Mouhamadoul Mountakha. bu sañoon. dëkk bépp ne ci jàmm. kenn bañ a ne ci fitna. loolu sëñ bi sant na ni mu la ko waxee. ndax barkeelu yi mu yëkkati jox la. teg ko ca loxo. ne loolu doy na sëkk seede. sa digg ak moom. ne loolu. buñ ci waxaatoon ba guddi tam. ñaari kàddoom yooyu rek. moo ëpp doole suñu junniy kàddu. nam ko daa waxee. kilifa bi ya fi nekkoon. kon ñi ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di nuyu ñi nga àndal. buñ ci tuddee Makhtar Diop mi. tudd ci Mohamed Silla. ak ñeneen ñi ci des ñëpp. boo limee da ngay fàtte. ne sëñ Moussa nag xaw ma baayam la àndal xaw ma directeur. waaye ñu ngi nuyu ñëpp rek. bàyyiwuñu kenn. di leen ñaanal bu baax. sunu borom dimbali la. kattanal la. ba li nga yéene ci dëkk bi. war koo def. ak li nga war def ci biir Sénégal yëpp. yàlla dimbali la. kattanal la. ba lépp nga mottali ko. ni nga ko bëggee. ci barke Serigne Touba. jërëjëf. baa ngi dugg ci nañ ko may oto bi yegg si. jërëjëf. ñu may yoon wi ñu may yoon wi.
sëriñ bi mu yegg si ñu may sëriñ Moustapha moom Cheikh Abdallah Karam mu yegg si mooy yow seen xaar mu ñëw ak awaa nit ñi yëpp moo ko yabal ak seen galas ñëw na ak nga ñëw nag ànd ak nga Xaadimu Rasuul yëpp ku xool sa diggante ak sëriñ Moustapha mii mu Cheikh Abdallah Karam ak sëriñ Cheikh Mbacké mu sëriñ Mahmadan daan ñoom ak sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou Latif di jarbaat bismillah borom casquette bleu bi ministre bi ñu ko baax bu yàgg ak président jigéen nga am jom la mooy li mu leen liggéey bi waaye Modou Moustapha la tudd Moustapha ci liggéey bi sëñ Touba sëñ bi lay dal nañ xel waaw yëkkati bismillah waaw DG tegal sa loxo lu ne nga may def si Touba yegg si na waaw Cheikh Moustapha tegal sa loxo jërëjëf waaw léegi nag mën na yegg si bi ana sëñ Moussa Abdallah Karam waaw 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 sëñ Cheikh nag sëñ Mahmadan bismillah ana préfet waaw waaw sëñ Cheikh ziar Mbacke wallahi wallahi di feddali suñu kóllëre di rafetlu taxawaayu taalib bi yëpp ba tey jii ñu agsi fii si dëkku Sëñ Touba dëkk bu tedd bi Père nga may jàngal lu bëri si Ndindi wallahi ma siy bég lool di sant yàlla bu ma fi teewee ànd si ak samay mbokku journalistes yi fi nekk kon nag dañuy jàpp rek ni projet bi état du Sénégal moo ko sumb ànd si ak ay partenaires am mu di lu ñuy woowee la boucle du Ferlo lépp nag di tàmbali fii ci Touba wala dem ba Ndioum Linguère mu doon 275 kilomètres loolu yëpp day wane ni rek état du Sénégal bëgg na fépp lamp tàkk fa te fu lamp tàkk rek mbirum jamono mën na fa gën a yokk maanaam dañ ko mën a branché si téléphone wala sant fa santuma su imam doon day ñëpp dégg ko ndax courant lu mu mën a indi si économie si diggante doomu aadama yi dafa am solo moo tax Pape Mademba bi tey di ko président dénkee mission bi nga xamante ne moom te dispatching mu Thiaroye bi ba léegi ñu ngi koy ràññee bi mu nekkee ingénieur xale bu ndaw si jamono yooyu wane boppam ba tey jii président Macky Sall am kóolute si moom ba dénk ko li nga xamante ne mooy entreprise bu gën a mag si Sénégal parce que courant fu mu ñàkk rek jafe-jafe mën na fa am courant ak ndox ñoo yem moo tax ñuy rafetlu sa taxawaay directeur général laataa ñuy dugg si màggal gi nga ñëw wonee ni état bu Sénégal daanaka sax mag su ma nee demal boppam su la ne yow sama doom kaay bu ngeen ma da nga si war a sant yàlla ndax sëñ bi ñëpp xam nañu ay projet am si biir Touba te jàpp naa ni état du Sénégal comprendre na enjeu yi nga xamante ne moo am ci dëkk bi leen moo tax ñuy rafetlu taxawaayu Eiffage les partenaires de ce projet et saluer votre présence également parce que vous avez compris que le Sénégal entend aller vers l'émergence et sans énergie il n'y a pas d'émergence parce que lépp lamp la doo duggee Touba sax da nga ko xam moo tax dañuy
gërëm ñëpp ñoo xam ne liggéey nañ ci projet bi te di ñaan seen bi mu ñaanal ñu mu àgg fu mu war a àgg. moo tax dañuy jox kàddu gi chef de village bu Ndindi taxawal fii ki nga xamante ne moo di sëñ Abdou Fatah Mbacke. suñ fa jógee Mbay Peex dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ne moo di maire Touba di Abdou Lahad Ka. suñu noppee si loolu jox kàddu gi ki nga xamante ne moo fi teewal Eiffage di Moustapha Kamal jox ki nga xamante ne moo di Pape Mademba Bitèye kàddu gi di directeur général bu Sénélec jox ki nga xamante ne tamit kilifa bu mag la si famille bi sëñ Moustapha Abdoul Zakaru Lakaram waaw sëñ Moustapha Abdoul Lakaram maa la ko wax peex jox kàddu gi kii di Adama Diallo teewal fii Sophie Gladima Siby di ministre du pétrole et des énergies di jigéen bu am taxawaay si lépp luy politique bu président depuis bi mu nekkee ministre industrie mine ba tey jii ñu jox ko loo xamante ne moo di pétrole ak énergie suñ ci noppee nag ñu jox kàddu gi sëñ bi ñu ngi bàkke ñu ngi lay ziar la gërëm di kontaan si sa teewaay fii si nit ñi kon nag peex ñu jàll si waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bu ñu santee yàlla. micro. julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. sant Serigne Touba bu wóor. ñu ngi nuyu suñu kilifa ak bopp di suñu waajur. Cheikh Mouhamadoul Basir. di ko jox nuyoo Cheikh Abdoul Fatah mi nga xamante ne bii mooy kilifa Touba Ndindi ak li ko wër lépp. jël nuyoo bu tedd bu sell bu rafet teg ko ci loxoom ngir mu tegal ko ci loxol kilifa ak yoonu murid Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. di yëgle ne sëriñ Ablaye bi yëf yi xewee dañoo gannaaw bu ñu demee ci sëriñ bu mag bi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba. waa Sénélec ñëw nañ ci Cheikh Abdoul Fatah yàlla dogal mu génn mu boole ñu ak ñun nañu lépp lu ñu ci war a def na ngeen ko def buñ ca eggee na ngeen dem teewi ca lu ca mat a def na ngeen ko def waaye lu ca mat a wax na ngeen ko wax. moo tax bi ñuy ñëw ci délégation bi Cheikh Abdoul Fatah Cheikh Mouhamadoul Fadal doomam moo ko jiite ànd ak ñun donge yi ak Serigne Lamine Mbacke Serigne Modou Mbacke Baye Serigne Mbacke ak Serigne Abo Mbacke ak Serigne Alaaji Ndiaye chef du village ak Serigne Bolleloo ak waa tund yu ñu nekk yépp di sant bu baax ci turu Cheikh Abdoul Fatah DC Sénélec Serigne baa ngi lay nuyu ak mbooleem sa chef service yi nga xam te ne bi ñoom nga àndal rawatina ñi nga xam te ne bii ñoo nekk ci dëkk bii yor seen liggéeyu Sénélec ñi ngi leen di sant ñoom ñi ñëpp di leen gërëm ndax man de bari na loo xam te ne bii bu ko sëñ bi soxlaa ci ñoom man lay jaar waaye amuluñ ñu waxtu wu ñu leen wooyee rek rawatina léemu ak ku ñuy wax mbay wadd saa su ne maa ngi leen di woo di leen wax sëñ bi nee na Touba Bogo sëñ bi nee na Ndindi Touba sëñ bi nee na Touba Ndigal te duñ ñu tàngam lu benn yoon te loolu yow lañ ko defal kon ñuy sant bu baax ci loolu ginnaaw bi ñu soxlaa fii waxtaanoon nañ ci ak Cheikh Abdoul Fatah mu woo ma boole ma ak ñoom ñu di ko topp ba mu egsi fii di la xamal ne fii Touba Ndindi Cheikh Mouhamadoul Fadal mi ngi ko sanc 1913 te jamonoy Touba ba la ko moomoon def ko ci ay këyit defal koy borne ni ko Serigne Abdoulaye Mbaye waxe léegi yàlla dafa dogal ne Cheikh Mouhamadoul Fadal bëgg a liggéeyal Serigne Touba moo taxoon bu ñëwaloon fi boppam sanc ko ba ca déwén sa sëñ Cheikhul Khadim radiyallahu anhu woo leen moo Cheikh Mamadou Moustapha ak Serigne Massamba ak seen bokki bopp yooyu mu leen boole loon ba mu demee ne leen damaa bëgg ngeen dem ba romb dëkk ba wala ngeen dem ba jub ko kenn ku nekk ci yéen wut ay barab ñaar ñu mën a bokk nañ bokk ñu mënta bokkit ñi mën a wutal seen bopp barab nañ ko wutal seen bopp su ngeen demee ngeen di fa ànd ak bokki taalibe yi di fa liggéey di fa jaamu yàlla bu jumaa ji noppee ngeen di julli si te booba yàlla dogal na sax jumaa njaareem taxawul kon Serigne Touba xam na boppam moo tax mi 6 juin
1963 bi nga xamante ne bii màggal jumaa ji noppi na ñu war koo ubbi la set Cheikh Modou Fadal daa ñëw fanaan si Ndindi gii ngir xëy mën a julli ji ngir jëfe ndigalu Sëriñ Tuubaa sam ne ko woon su màggal su jumaa ji noppi ngeen di julli si nga xam ne fii la fanaan si ba mu xëyee mu dem julli ji kon mbokk yaa ngi nii monsieur le DG général ak mbooleem mi nga àndal li ngeen di def lii ngeen fi indi day wax dëgg yàlla réy na lool ci ñun réy na lool ci suñuy kilifa waaye ñi ngi leen di ñaan bala cee kenn am fii ngeen ko samp nañ ci am ba noppi ndax bala ngaa yàkkale waa kër gi dañoo war a xewlu ba noppi suñ mbokki pël yaa ngi nii ñëw wër fii te soxla nañ ci courant bi ñëpp bu ngeen jógee fii bala ngeen di dem Touba ñun ay dong lañ ci biir Touba waaye soxla nañ ci ku ñu sarax bala ngeen a jàll bala ngeen a jàll ci biir dëkk bi ñun waa Ndindi ñoo ngi yalwaan ñoo ngi tàllal suñu scope bëgg nañu ñaag waaye bëgg nañu lu mu néew kuñ ci sarax balaa kenn taal daal ñun ñi nga xam te ne bii ñoo féetewu fii na ngeen ñu jàppale ba ñu taal waaye bu ñu ñëwee kenn ci centrale bi ñu def fii te fekk ne mi ngi ci suñu biir Cheikh Mamadou Bassir ñoo ngi la koy yalwaan ndax yaay suñu kilifa te ñun ay dong lañ dong nag da sañ naa yalwaan bu amut njëg sañ naa yalwaan bu amee njëg it sañ naa yalwaan waaye kon ñoo ngi yalwaan daal di ginnaaw bu mu nuyoo Serigne Cheikh moom sëñ Mahmadan ak sëñ Moustapha am sëñ Abdoul Akram sëñ Cheikh Baara ak sëñ Abdoul Ahad Kan mi nga xam ne mooy maire Touba ak bokk yi nga xamante ne bi ñoom ñëpp ñoom lañ àndal di leen xamal ne ñëw ngeen seen kër ñëw ngeen seen suufus bopp waaye ñëw ngeen foo xam ne yéen ko moomal seen bopp li ngeen fi dogal rek moo fi dog Cheikh Mamadou Bassir Cheikh Abdou Fatah daal loolu la waxoon ne bu ñu fi egsee nañ la yëgal ne fa mu nekkoon sa diggante yow fa la nekk fa mu newoon ci diggante bu Cheikh Mamadou Taxa fa la nekk waaye li fa newoon ci yoonu murid fa la nekk mooy gëm Sëriñ Tuubaa bëgg ko te di ko liggéeyal te du ko booleeg dara lépp loo xamante ne bii xam nañ ne luy doxal dëkk bi la noppi na bu ñu ko soxlaa fii ci Ndindi ak li ko wër ba ci Touba ndigal gi nga xamante ne bii Cheikh Mamadou Fadal moo ko joxaloon boppam mu nekk ci biir Ndindi te Ndindi nekk ci biir Touba lu ñu sëñ bi bëgg a dogal rek moo fay dog maa ngi jégalu ci kàddu yi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. gannaaw bu ñu sante yàlla di ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi teewee di nuyu kilifa yi fi teew yëpp kenn ku nekk ci saw tur ak saw sant di jiital ci nuyoo bi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir mi nga xam ne moo fi teewal Serigne bi teewal fi yoonu murid wépp di ko jox nuyoo bu sell mu jox ko njabootu Sëñ Tuubaa ji fi teew di nuyu Serigne Abdou Fatah Fallilou mi nga xam ne mooy kilifa barab bii te ni ko Serigne Khadim Mbacké waxee Serigne Fallou Mbacké radiyallahu anhu moo ko fi dëloon mu waxoon ma ci wax ju doy waar maa toog mu ne ma kere bi ko koy sëñ Fallou yi dël nee biñ fi njëkk a sanc sëñ Fallou ak sëñ Abdou Lahad ñoo ànd ñëw taxaw ci biir nee bi sëñ Fallou ne sëñ Abdou Lahad jàngal loolee ma jàng lii loolu nag léeraluñ ko waaye nii la ma ko waxoon jàngal loolee ma jàng lii ma jàng loola kenn ko ne taxaw ci koñ ñu jàng ko léemul ko Serigne Abdou Fatah mu sanc fii kon barab bi bu am taarix la Serigne Khadim ñu ngi lay jox nuyoo bu sell nga teg ko ci loxol Serigne Abdou Fatah ak mbooleem ñi nga bokk ak Serigne Abdou Fatah te bokk ak ñoom Serigne Fallou te nekk fii tey ñu ngi lay nuyu di ko siyaare di ko jox wàccuwaay bi ko suñu borom jox ci barab bii di nuyu mbooleem kilifa yi fi teew kenn ku nekk ci turam ak santam danaa ci ràññee rek yenn tur du mën a lim ñëpp waaye di nuyu Serigne Bass mi nga xam ne moo ñëw di nuyu Serigne Moustapha Lakaram mi nga xam ne mi nga ànd ak moom ak Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Mahmadan ak Serigne Cheikh Baara Lahat mi teew ak Serigne Cheikh Abdou Latif Serigne Cheikh Ibrahima Mbacké Serigne Sidi Mbacké Cheikhouna bu Serigne Abdoul Ahad ak mboolem kilifa yi fi teew ak Serigne Mame Mbaye Niang di conseil municipal Modou Lo ñi nga xam ne dañoo ànd ci délégation bi ñëw fii di nuyu Serigne Moustapha Moussa moom it ñëw ci ñaari wàll bokk ci délégation conseil municipal bi waaye bokk ci waa kër Serigne bi di nuyu monsieur le préfet de Mbacké di nuyu directeur Sénélec bi nga xam ne mi ngi fii toog ak mboolem chef service yi nga xam ne moom la àndal ak personnelu Sénélec bépp
di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yéeni ji mu am fii suñ borom may ko kàttan ba mu ñëw inauguré ko ak jàmm ci kanamam ci kanam mboolem kilifa yi fi teew di ko wax di ko Serigne Khadim waxe di sant personnel am bi nga xam ne ñoo nekk ci région bi ñu nekk ci département bi waaye ñu nekk ci commune Touba ndax ci seen disponibilité bi nga xam ne saa bu ñu leen soxlaa comprendre nañ réalité dëkk bi ak situation dëkk bi ni muy doxee jàppewuñ seen bopp ay nit service yoo xam ne dañuy wax damaa am heure wala damaa am bis wala damaa def nii yaakaar naa ne ku dëkk Touba moom da nga di fi liggéey da nga fàtte heure supplémentaire da nga fàtte ne sama heure jot na waxtu bu nekk ni ko si Xaadim Baxa danañ leen woo te waxtu buñ leen wooyee danañ jóg te bu ñëwee amuñu heure amuñu waat kon loolu monsieur le directeur faaw ñu seeral la ko gannaaw bu ñu la santee gërëm la ci sa personnel bi nga am fii di nuyu mboolem chef de village yi nga xam ne ñëw nañ tey fii ci Ndindi wuy si Alaaji Njaay Cheikh Ndindi bi nga xam ne mooy chef de village su Ndindi ngir ànd ak ñoom ci événement bii di leen sant di leen gërëm di dalal jàmm directeur général ak gan ñi fi teew ñëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Jeeju xanaa am kilifa yu fi nekk rek Serigne Djily Mbacké di fàttali rek ni liggéey bi waa Eiffage ñoo koy def di entreprise ba nga xamante ne dalal nañ leen ci Sénégal depuis ay at ma jàpp ni képp ku am xewlu liggéeyal Touba rek entreprise boobu war na dolli sant te gis naa ni Eiffage vous êtes une entreprise qui est compétente dans votre secteur d'activité. Les réalisations que vous avez eu à faire au Sénégal l'illustrent à bien des égards et c'est une chance, je le dis, pour une entreprise quelconque, sénégalaise ou étrangère, de travailler pour la ville sainte de Touba. Et on espère que ce projet va aboutir à son terme dans les meilleures conditions par la grâce de Dieu et par la bénédiction de Saint Touba Khadim Rassoul. C'est pour ça que je vais inviter M. Moustapha Kamal, qui vous représente, à venir prononcer son allocution. Chérif Mouillet va parler à sa place et puis il va sans doute kon nag kii mooy wax ci turu Eiffage ñoom ñooy liggéey bi fii. Vous avez la lourde responsabilité d'éclairer la boucle du Ferlo taal lamp yi ci 275 kilomètres def fi liggéey bu am solo moo tax fan yii yëpp li may doon autoroute maa ngi gis ay poteaux électriques di fi ñëw. Vous avez la parole. Monsieur le secrétaire général du ministère du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil d'administration de la Sénélec, Monsieur le directeur général de la Sénélec, Monsieur le représentant du RALIF général, Mouride, et les autorités religieuses de Touba, je vous salue. Eiffage Énergie est très heureux de participer au projet de remplacement de l'alimentation électrique de la ville sainte de Touba. Eiffage Énergie est présente au Sénégal depuis 38 ans, comme l'attestent de nombreux collaborateurs qui sont présents dans cette assistance, et que je remercie particulièrement. Et Eiffage Énergie donc, a déjà construit une grande partie du réseau électrique de la Sénélec et est intervenu dans énormément de postes électriques dans cette partie du réseau. Et notre entreprise est aussi très présente en fait sur toute la sous-région en fait au niveau de l'Ouest africain et en particulier elle a participé à des grands projets comme le barrage de Montali ou comme le réseau qui alimente le Sénégal et aussi la construction qui se réalise actuellement de 11 postes dans le cadre du projet de l'OMVG qui est l'office de valorisation, de mise en valeur du fleuve Gambie, et sur lequel nous réalisons 11 postes 225 000 sur la Gambie, la Guinée-Bissau et les Guinées. Nous remercions la Sénélec de la confiance qu'ils nous ont accordée en fait, sur ce projet, et nous espérons que nous ferons tout notre possible pour être à la hauteur de vos attentes. Aussi bien sur la partie transport d'électricité et construction des postes HTB, des postes de très haute tension et des lignes de très haute tension, que sur la partie accès à l'électrification, à l'électricité universelle. Voilà, je vous remercie.
Monsieur le secrétaire général du ministère du pétrole et des énergies, Monsieur le préfet de Mbacké, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du conseil d'administration de Senelec, Monsieur le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie, Monsieur le représentant de Eiffage, Monsieur le représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, Serigne bi ñu ngi ziar, Monsieur le maire de Touba, honorables invités, chefs religieux de la ville sainte de Touba, Serigne bi ñu ngi lay nuyu di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga jàllale ko njaboot Serigne Touba yépp. yaakaar naa ne bésu tey bii bésu sant yàlla la bi ñu Serigne Touba jëlee boole ñu si nu muy régler ay problème am amuñu si benn mérite mbaa xam rek la kon loolu dañ koy sante yàlla tey jii nii di ko sante président Macky Sall li nga xam ne moo ñu wóolu jox ñu ndigal wax ñu nag ne mbir mi na bar daaw bu mu jógee ci màggal gi ñu pare cérémonie officielle bi mu dégg fi lu mu fi dégg ci la ma oo ne ma DG Touba nee nañ def nga fa juróom-benn fukki poste ak ñett est-ce que réglé nga problème bi définitivement parce que boobu moom fàtte na lu ñu def ci màggal bi mais def na ma est-ce que réglé nga problème bi définitivement ma ne ko waaw monsieur le président pour ñu régler ko définitivement kat il faut ñu def poste Touba 2 bi nga xam ne moo bokk ci boucle du Ferlo lu tax poste bii nag étude Senelec yëpp génnee ko ndaxte damay fàttaliku bu ñuy soog a nekk ingénieur bu màggal gi desaan ñeenti weer wala juróomi weer directeur général dootul nelaw directeur yi dootuñ nelaw chef de distribution yi dootuñ nelaw ndaxte ñëpp dañuy xool nan la ñuy def yóbbu courant bi Touba ndaxte métti woon na ñu def juróom-benn donc Touba da doon màgg rek di avancer Senelec di daw rek di ko daxee léegi nag président ne loolu dama ko bëgg a inverser ñu ne ko léegi nag président pour inverser ko il faut ñu def poste Touba 2 bii nga xam ne léegi ak poste bi nekk buntu Mbàkke dañuy ŋànk dëkk bi suy yokk ñu ànd ak moom suy taaweeku ñu ànd ak moom loolu moo waral poste bii nii tey ñu def ko muy poste boo xam ne poste bi juróom-ñaari milliards lay jar donc bokk ci poste yi nga xam ne mooy poste yu gën a moderne Sénégal bokk ci poste yi nga xam ne nii ëllëgi tamit mun nañ ko yokk comme nu ko dëkk bi di soxla kon sëriñ bi bu ñu yàlla defalee loolu tey jii nii ñu ñëw liggéey ko fii tey nekk loo xam ne dañ koy sante yàlla di ko sante sëriñ ko léegi nag bés bi nu mu toll moo tax ñu yaakaar di wax ne sëriñ bi ñaanalal président Macky Sall ndaxte lii mooy yéeneem pour Sénégal lii mooy yéeneem ci Touba lii mooy yéeneem ci këru diine yi lu dul def ba nga xam ne bépp sénégalais fu mu munti nekk nee na ñu fi ak 2025 mu jot ci électricité ci nu mu ko war a jotee donc programme ambitieux boobu sëriñ bi dégg nañ sa mbébét bu soobee yàlla dinañ ci bàyyi xel ba nga xam ne dëkk yu wër poste bi yépp fii suuf lumière di tàkk fekk ñoom it ku ci nekk ci sa biir kër di nga mun a taal sa lampe am sa internet am lu ngay charger sa téléphone portable bokk ci ñëpp mel ni sénégalais yi yëpp parce que équité territoriale dafa nekk loo xam ne aussi lu am importance ci président de la république
Donc après la signature du contrat en juillet 2019, nous voilà réunis pour matérialiser l'ambitieux et l'inéluctable projet du boucle du Ferlo avec la pose de la première pierre du poste de Touba 2. Ce projet est un maillon important sur la chaîne des grands projets d'investissement que le Sénégal s'est engagé à réaliser depuis l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême en 2012, en vue d'accroître la fiabilité et la qualité du réseau de transport. Avec le lancement de ces importants travaux, Senelec va ainsi consolider davantage son réseau et préparer l'échéance imminente du gaz to power dans la perspective de 2023. Comme vous le savez, ce projet vise à développer le réseau de transport pour sécuriser l'alimentation des zones de Touba, Ndioum, Linguère, augmenter la capacité de transit vers Dakar en perspective de la réalisation de la mise en service à moyen terme des projets de deuxième génération de l'OMVS, améliorer la qualité de service et le développement des ventes dans la région de Touba et environ, assurer le bouclage entre Touba et la ligne OMVS Matam-Dagana. Avec l'avènement de cette ligne, ô combien stratégique de 275 km, la couverture électrique du Sénégal par le réseau de transport sera finalement bien amorcée sous les meilleurs auspices. Et la grande région du Ferlo, dont les potentialités économiques sont immenses, peut se réjouir des perspectives rendues possibles par cet ouvrage de dernière génération. Cette ligne contribuera aussi au projet d'accès universel à l'électricité dans les régions traversées, nous permettra d'envisager une participation favorable au grand marché de l'électricité de la CEDEAO. Avec des investissements de cette envergure, Senelec appuie la politique économique de l'État du Sénégal dans le cadre de sa mission historique chargée de la gestion du réseau de transport. Senelec prend conscience des enjeux énormes qui pointent à l'horizon et les prend à leur juste valeur en se préparant par la mise en place d'un réseau de transport robuste et efficace pour accompagner cette volonté politique de l'État du Sénégal. Il s'agit bien entendu de l'accès aux tiers, tel que prévu par le nouveau code de l'électricité. Monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, le projet de la boucle du Ferlo figure en bonne place dans le nouveau plan stratégique de Senelec 2021-2025, dénommé Plan Dolli Sénégal, qui s'articule autour des projets de conversion au gaz et de l'accès universel. Je voudrais saluer ici, monsieur le secrétaire général, le professionnalisme de l'entreprise Eiffage, qui a convenablement exprimé par Senelec et son accompagnement dans la recherche et la mise à disposition d'un financement compétitif et innovant. C'est lieu de souligner le concours exceptionnel de l'État français, qui, en plus de faire bénéficier au projet un taux d'intérêt commercial de référence, nous a accordé une ligne de crédit additionnelle de 30 millions d'euros sur 15 ans. Enfin, je voudrais exprimer notre immense gratitude au gouvernement du Sénégal et au président de la République, et à travers le ministre du Pétrole et des Énergies, pour avoir mis à notre disposition ce financement et toutes les garanties requises pour sa matérialisation. Que Dieu préserve le Sénélec et que Dieu préserve le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. maa ngi jël nuyoo boobu di ko jooyal ci mboolem
kilifa yi ma fi fekk yëpp ak bokki dëkk bi yëpp xam naa ku ñëw Ndindi di wax nag faaw nga fàttaliku Cheikh Mouhamadoul Amine wala nga fàttaliku Cheikh Mamadou Bousso Dieng Moussa Fallilou wala nga tudd Serigne Abo waaye boo ñëwee ci Serigne Abdou Fatah li seen jawri da nga mën a tàmbalee wax ji foofu te jàppale sa bopp mooy barab bu toll nii nga yëkkati ko joxe ko rek ngir dundal sa yoonu maam loolu buñ fi àggee faw ñu yëkkati kàddu nuyu ko ci digganteem njabootam gi fi teew sëñ Fallou doomam sëñ Xaadim chef du village sëñ Cheikh Ndin kon ne leen sëñ bi noonu koy nuyu lu bare bare di ko ñaanal yàlla kàddu gi lu mënoon a ñàkk la nag ndax yoon wi dafa tënku ci ab tënk boo xam ne su sëñ bi ne nee rek noona la bi nga xamee ne sëñ bi tànn na Cheikh Mahamadou Bassir rek mu ñëw dafay mel ne lu mu waxoon rek sotti na lu mu waxoon baax na ndax ñi am gis-gis day xool daañ xam ne Moustapha moom gannaaw kum topp da koy mate kon bu ma toppee ci ginnaaw Cheikh Bass ndaw lu ne darajey ka ko yónni la yor waaye bu dul loolu man du ma topp ci ginnaaw kenn loolu itam dafay daal di wane ne yoonu murid benn kàddu la te Cheikh Bass moo ko yor dëgg la waaye du mën a ñàkk ñu wax tàmbali ay wax ci moom ndax Cheikh Mamadou Amine da ko dénk dëkk bi ci kàddoom kon kooku faw mu ubbi ci bunt bu rëy a rëy bunt boo xam ne fàttewul dara ci njabootu sëñ Mbàkke Mor Anta Sali tey maa mel ne dafa teew nii rek waaye sëñ Cheikh Mahamadan di jaatu Maam Mor Anta Sali ma nga ne la yaakaar naa dañuy ndaw rek ci moom moo waral mu yëkkati kàddu àndaale ko sëñ Basiru mu sëñ Abdou Khoudous sàng la woote yóbbante ci Cheikh Basir di tax ci kul ak ni mu waroon a dikki sëñ Jiili sëñ Abdou Khader mu sëñ Abdou Latif yore kàddu kër Maam Mor Jaara te Maam Mor Jaara jiite ca mbir ma moom defe naa mi ngi teew waaye li may xamle rek jabootu maam Cheikh Anta sëñ Cheikh Anta yaakaar naa ne waroon naa teew mu sëñ Modou Rokhaya yor kàddu ga foofu jabootu sëñ Afe gis nga sëñ Modou Abdou Wadoot mi ngi teew kon dama bëgg a wane ne jabootu ahlu Mbàkke yëpp la ko tàmbalee ci sëñ Mbàkke Mor Anta Sali Balaay sa Maharam ak ña ca biir tam ak Balaay sa seen jaboot ñoom ñëpp mel nañ ne tey ñëw nañu nekk ci ginnaaw Cheikh Basir nekk ci ginnaaw Serigne Touba ndax cër bu rëy bii nga xam ne tey cërale nañ ko ki na amul lu dul moom muy Cheikh Amadou Bamba Sëñ Muntaxa nag moom bu fekkee ne yàlla baaxe na nit mu déggoog moom kooku war naa sant yàlla kon Cheikh Bass dañ koy sant la yàlla ci loolu ndax bu biig rek ñu ngi ciy wax loo xam ne nii lu ñu mën a leeral nit dañ koy junj rek ba ci déclaration màggal gi ku ko déglu nga ne gën naa deeral pas-pasam ci lim ko dénk kon loolu bu ñu ñëwee ci wetam faw ñu wanaat mbooloo mi noonu wane ne ahlu Mbàkke gépp ñu ngi ci ginnaaw Cheikh Mouhamadoul Mountakha bu ci kenn bañ a gis sa bopp nag ñëpp la ndax Mbàkke dañoo yàgg ànd te yàgg wóolante
te yàgg am kilifa kon moo tax sax ku xam Mbàkke doo jéem a dugg ci seen diggante da ngay bàyyi noonu rek yam fan ca war a yam kon loolu bu ma nee naa jël kàddu wax xëy na moom moo ko xalaat waaye sama xel nekkuloon ci wax waaw ci wàllu àdduna wi jataay boo ñëwee nag fekk fa sa maire fekk fa say chef de village fekk fa sa sous-préfet fekk fa sa préfet te ñu yóbbaale sa gouverneur ba ci ministère de l'intérieur ba jëm ci président de la république dañ leen beral wàll sant leen gërëm leen waaye loolu lépp dañ ko teg ci loxol Abdou Lahad Ka yàlla leen nu ko fa mu war a jàll la ca desaatit muy Senelec di loo xam ne yàlla ci boppam ak leer moom da ko mooñaale ak lu baree bari kon sunu doom bu ñëwee fii tey di Mademba bi tey ànd ak ay kilifaam am na samay xarit yu ma fi gis Adama Diallo di secrétaire central ministère ba di PCA ba di yeneen kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk Senelec nekk di ay directeurs yu bare bari nekk ci wetu Mademba faw ñu yëkkati kàddu wan Cheikh Bassir ne tudd gi mu ma tudd ndénkaan la ci man mu ko dénk nekkut ba nekk directeur général Senelec mu sax mu ko dénk man kay xanaa jàpp moo jafe waaye bu ma jàppee nag dana dër na ñëpp xam ne président Moustapha Niasse moo ma ko dénk booba du directeur général Senelec wax naa ko sàng su fekkoon ne du àndu bu ndaw nii de déedéet bu fekkoon ne àndu tey la da ngay man ne mën nga cee lugat lu bari waaye sëñ Touba danoo lugatal lépp ba mu agsi ci noonu ba noppi ku nuy ànd nu soog a ànd ak moom Cheikh Bassir xam na ci loolu daanaa ko wax ne ko bu ma àndeek nit ñëw fi yow dafay mel ne ku mel ne président Moustapha Niasse waaye keneen ku mu doon nag damay yónnee kon Mademba nag bu yàlla dogalee tey mu ñëw di sunu doom di doomi président Niasse di rakki président de la république ñu ànd ci liggéey bi Cheikh Mountakha wax ne te loolu Ablaye Mbaye mi nga xam ne tey bi ma àndeek moom sama xel dal na ci bu baax a baax mu wane ne nu ma koy sant de man xaw ma biig la ko wax na Cheikh Ibrahima Mbacké ngi nii maa moom la ci biir taw bi maa sëñ bi la woon ma ne ko xanaa nga ñaanal ko rek te ñaanal na kon loolu doy na ak junj ci diggante Mademba ak sëriñ bi doy na ak junj ci digganteem ak président Moustapha Niasse waaye doy na junj ak digganteem ak président de la république ndax lu Mademba mën a def ci àdduna président moo ko dooleel ba mën koo jox mu yore liggéey bi kon kay li ñuy ñaan ginnaaw wax mënta ñàkk ñu ñaan Cheikh Modou Bassir nga xam ne tey yaa fi jëmmi sëñ Mountakha ci jataay bi ñu dénkaat la ko dénkaat la sunu doom jooju te bu doonee sunu doom bu màggee it sa doom la yow ndax ci njaboot gi la bokk kon nag la koy dénk di la jot ci loolu laneen li nga xam ne mënuñu ko waxal sëñ Mountakha nga waxal na ko ci sunu doom bi lan ñi ànd ak moom ci liggéey nag boo waxee délégué bi nekk Thiès rek Thiam dana ëmbaale ñi ci région bi yëpp wala région Thiès wala région Louga wala fu mu ci mën a doon ñu xam ne sunu ay doom lañu sunu ay jarbaat lañu sunu ay xarit lañu te képp ku jàpp Touba ak pas-pas yow la lay yokk doo ko yëg da ngay yëg rek yokk képp ku ko cof nag la lay nërmeel doo ko gis moom it da lay ngàdd rek kon nag noo ngi santaat yàlla bu baax ak Bassir di la wan ne jotal gi tax ñu dénk la kàddu gi jotal googu moo waral nga bëgg ku ne dugg ci waaye man sama kàddu sunu dëkkandoo sunu mbokk
suñu xarit suñu wasila sëñ Moustapha Lakram mi fi jël kàddu léegi ñu bokk ak moom dëkk fee ca Gosaas ak ca Tooki ak ca Guinguinéo ak fépp daal ci Sénégal. Monsieur le préfet du département de Mbacké, représentant de Madame le ministre. Serigne Bassirou waroon a tëj kàddu gi ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha te yónni ñu ko faaw ñu jëm kon ci turu Cheikh Mouhamadou Bassirou moo ko ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi nuyu ñëpp nuyoo bi itam ni ma ko baax a waxee rek bu ñu yónnee fenn damay fee wax ne bokk yema fa dajal yëpp yi bokki Cheikh Mouhamadou Mountakha damay wax ne noo ànd di délégation Serigne Mountakha dëgg la Serigne Mountakha noonu la jàppe ay bokkam noonu lañ ko jàppe yéen ji mu am ci ñoom ak cofeel bokk yëpp am ko ci moom yéen ak cofeel moo tax léppam lu mu mën a doon day gëm ne da ko bokk ki bokkam da ko ànd ki bokkam kon Serigne Bassirou nee na nuyoo boobu dañ koy tàmbalee ci Serigne Cheikh moom Serigne Mahamadan bi nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp mooy sunu mag te Serigne Moustapha Sy Abdou Lakram wax na ko léegi parce que nu ma aram bépp kër gu nekk am na ko fi taw ci bokk kër Maam Mor Anta Sali kër gu ci nekk am na ko fi taw ko ci bokk kër yi Serigne Touba yëpp teew nañu kon bu ñu leen di nuyu dañuy teg nuyoo bi ci loxol Serigne Cheikh bi sëñ Mahamadan mu jottali ko bokk yëpp waaye bokki Serigne Touba yëpp waaye seexi Serigne Touba yëpp waaye taalibe Serigne Touba yëpp ndax ñooñu kat ñoo bokk benn kuréel mu delluwaat di njabootu Serigne Touba rek baatu njabootu Serigne Touba bu ñu ko waxee te la ñëpp dugg kon Serigne Bassirou nee na Serigne Mountakha nee na mi ngi nuyu njabootu Serigne Touba gi fi daje gépp di am mbégte loolu noonu itam yëkkate nuyoo bi nga xam ne moo jëm ci ñi fi nekkal administration bi yëpp teg nuyoo boobu ci loxol Abdou Lahad Ka bu jot ko ñi fi teew sëñ Moussa Ba tudd na leen jarul ma la ci def noonu la ñuy yëkkatee nuyoo boobu itam teg ko ci loxol directeur général Sénélec mu teg ko ci loxol secrétaire général du ministère ak ministère ba ak président de la République ak njabootam gi fi nekk ñëpp sëñ Bassirou wax ne sëñ bi nee na nañ ko beralal njabootu Serigne Fallilou yi nga xam ne barab bii tey ci suufu Serigne Fallou la nekk te mu jaare ci barab bi nga xam ne Serigne Abdoul Fattah moo koy sàmm di fi jëwriñu Serigne Fallou kon nuyoo boobu ñu koy teg ci loxol njabootu Serigne Abdoul Fattah ñu jottali ko Serigne Abdoul Fattah ñu jottali ko Serigne Abo njabootu Serigne Fallou gépp Serigne bi nee na mi ngi yónnee ab nuyoo ci sëtam xaritam soppeem taalibeem boo xam ne fii ci muy Serigne Moustapha Mohamed maa fi bàyyil xel yi da koo bëgg lool Serigne Moustapha dafa bëgg Serigne Moustapha dëgg la de bëgg bu sori mën naa ci seere lu bari Serigne Mountakha daf daan wax ne Serigne Mbacké maa ko bëggal sama bopp waaye Serigne Abdoul Fattah moom moo ma bëggal boppam Moustapha mii nag moo bëggal Serigne Mountakha boppam moo tax Serigne Bassirou nee na ñu ngi koy beral bu yomb Serigne Bassirou daa wax ne Serigne Mountakha nee na ñi ngi daje bu ko neex tey ndax lépp loo xam ne lu jëmale Touba kanam la luy yàkkali liggéey Serigne Touba bi la jéego bu ci nit dox natteeb liwul ne moom nga ko doxal gis na itam ne ñi mu seqal liggéey bi ñëpp kenn ku nekk fa nga toll fa nga mane
yaa ngi fay defee ginnaaw wax nañ ne fii li ñu fi def njiitu réew mi moo fi yénn ak njabootam moo ko fi def itam kon cant googu ci kookee la koy tàmbalee muy président bi muy Macky Sall ak ministre de l'Intérieur baki dem la fi jógee ak ministre Sophie mi fi yebal waa ministère te lii jaar ci ministère am nañu xam ne sëriñ Bassirou nee na nañu xam ne sëriñ Mountakha day jenn yitte la am muy sàmm liggéeyu sëriñ Touba bi sëriñ Mountakha sàmm liggéeyu sëriñ Touba bi mooy yitteem joo xam ne ci lay xëy ci lay gon pasteefam ak yëngoom yëpp ci la koy delloo kon lépp lu ko waaye man mën a jàppale te di ko defal na ko delloo ci liggéeyu sëriñ Touba bi liggéeyu sëriñ Touba bi nag dëkk bii da cee jiitu moo tax semb yi ñu fi semb ci luy tax dëkk bi am jàmm luy tax dëkk bee yokk loolee mi ngi soññee ci lépp luñ ci mën rek dañu cay nekk guddeeg bëccëg ndax dëkk bi ku ne xam na ne ñaanu Sëriñ Tuubaa bu nangu moo fi wàcc ni muy màggee ni muy dolli ko ci wet yëpp lépp luñ fi waajal ñu ko war a waajal wàccaay bu yaatoo yaatu gis nañ ndox mi dem na ci dëkk bi fan yi ministre de l'Intérieur bi mu ñëwee barki dem wax na ko sëriñ bi ci wàccaay bi ñu nekk ci canal yi ci leneen ak leneen te defe naa président daaw jéeg wax na ko fi te gisoon na ne ñaari mbir lu soxal dëkk bi la muy ndoxum naan ak ndoxum taw mi te mel na ne ñu ngi ciy bàyyi xel waaye luñ ci gën a mën a jàpp ñu gën koo yàkkali dana gën a yombal dëkk bi loolu moo waral courant bi itam bokk na ci li nga xam ne dëkk bi dafay soxlawoo ndax dëkk bi ni muy màggee moo gaaw luñ ciy def xaw ñu di ko yàkkali ndax liñ fi def bari na lool ci courant waaye boo doon wër dëkk bi ci ginnaaw da nga gis ne li amagul courant bari na lool kon danañ rafet njort ci ne bu projet bi yàggee fi courant bi àgguloon fu bari dana bàcc lépp nag noonu la demee sëriñ bi dañuy wax ne projet mooy université bi lenn la ci ay projet waaye lépp loo xam ne lu doomu aadama di soxla ci dundam la projet sëriñ Mountakha la ndax sëriñ Mountakha doomu aadama yëpp la bëgg a taxaw doomu aadama yëpp la bëgg fu doomu aadama nekk ni mënul su borom àgg fekk la fa nga nekk ni muy ñaane doomu aadama ju fi bàyyi ko yërmande su borom gàttandu la noonu lay ñaane doomu aadama ju dund fu mën a dunde ni mënul su borom fekk fa mu nekk loolu moo tax kon gëm na ni Serigne Touba moo jaboote bindeef yëpp te Serigne Touba moo wax loolu simaam wala asri la dallahi fi yeddi Serigne Mountakha gëm na ni fu jullit mën a nekk ci njabootu Serigne Touba la bokk ndax Serigne Touba loolu la gëmul mooy Xaadimu Rasuul te jullit yëpp njabootu Yonent bi lañ kon Serigne Touba mooy seen jëwriñ ko fu jullit nekk Serigne Touba gëm na ne moo la jaboote te Serigne Mountakha loolu la gëm loolu lay dund loolu ñëw nag ci taalibe Serigne Touba yi fu ñu mën a nekk loolu ñëw ci dëkk Serigne Touba kon loolu la Serigne Mountakha Serigne Bassirou wax ne Serigne Mountakha nee na nañ koy fàttaliku di ko bàyyi xel fu ñu mën a nekk nañuy taxaw bindeef yi nañuy taxaw jullit yi nañuy dimbale waa dëkk bi bañ mën a dund yi ba doomu aadama soxla ci sell ci liñ mënta ñàkk lépp muy ndox muy courant muy luñ mën a soxla doora ba mën a jàng ba mu jàngee mën a jaamu yàlla mën a liggéeyal Serigne Touba loolu la Serigne Mountakha bëgg ñëpp nekk ca loola day tax ñu nekk ca nag ku ci war a jàpp na nga ci jàpp kon gan ñi fi ñëw